jërë ngeen jëf mbokk yi ci safo beek télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ni ki tey ci fanweeri fan ak benn étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fas yéene delloo njukkal ñenn ñi ci seen ay ñooñ nga xam ne nag jamono yi daal nañu wujj seen ay borom ku ci mel ni Balla Gaye nga xam ne digganteem ak way takk der yi nag doyoon na waar trop ba tax mu di ci ñàkk bakkanam ci atu 2001 dañuy addu itam ci leneen loo xamante ni soxal na doxu ñaxtu bi nga xam ne waa ñoo lànk ñoo bañ daañu ko amal ni ki tey ji bu ñetti waxtu jotee dañ ko dooree foofee nga xam ne moom moo di ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru boobulee jamono ki nga xam ne moom moo di njiitum réew bi di Macky Sall daal nay weddi ba set bépp lànk boo xamante ni rek lànkal nañ ko ay doxu nemmeeku ay doxu ñaxtu fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam daal nay joxe ab statistique bu yaa daañu wax itam ca lakk nga xam ne rek moom moo am ca usine Valda ba nga xam ne moom moo nekk foofee ca Rufisque mu mel ni amul benn doomu aadama boo xamante ni daal dina ci ñàkk bakkanam waaye mu mel ni ay dégâts matériels daal nay am ci wàllu woowee dinañ wax itam ci lépp lu soxal wàllu wér-gu-yaram organisation mondiale de la santé daal nay décréter daal di xamle ne rek ay doomu aadama yu bari ñu ngay ñàkk seen ay bakkan foofee nga xam ne moom moo di ca Chine foofee yeneen réew itam daal nañ ci amal ay cas yoo xamante ni rek daal nañ koy nemmeeku ci feebar bi di coronavirus mu mel ni réew bu Sénégal nag amul benn jafe-jafe boo xamante ni rek nemmeeku nañ ko ci wàll wi di ñuy wax itam ci lépp lu soxal wàllu tàggat yaram juróom-ñetteelu journée bu Ligue 1 nga xam ne dina dox ci diggante Tëngéej FC ak itam Jaraaf mu mel ni loolee daal xeeñul neex dara lu mel ni tàggat yaram lii nga xam ne rek moom moo di match yooyee dina doy waar ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko séq seen xam-xam màcc na jëmale ci wàllu wi mbokk yi li moo di ponk yi bu ngeen taaxirloo tuuti daañu faram fàcce. salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ni ñu leen ko junjee woon noonu la ñu koy dooree ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag mu mel ni étudiant ya fa nekk fa seeni nañ delloo njukkal yenn seeni ay naataango nga xam ne nekkoon nañ fa ak ñoom ku ci mel ni Balla Gaye nga xam ne génn àdduna ci atum 2001 ci jàmmarloo yi nga xam ne amoon na ci diggante étudiant ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi daan ci toftal itam ki nga xam ne moom moo di Mamadou Diop nga xam ne daal ne génn àdduna ci rek violence yi nga xam ne ñoom ñoo fa doon am ca atum 2012 ñeel li nga xam ne rek moom moo di pré-électoral bi. mbokk yi nañ wax itam ci leneen lu soxal wàllu doxu ñaxtu bi nga xam ne waa ñoo lànk ñoo bañ daañ ko amal ni ki tey ji bu ñetti waxtu jotee ñoom ñoo ñee sax nag di sàkku rek ñu daal di wàññi bu baax a baax li nga xam ne moom moo di njëgu courant bi waaye itam ñu daal di bàyyi ki nga xam ne rek moom moo di Guy Marius Sagna mu daal di dellu ci li ñi nga xam ne rek moom moo di njabootam. daañu wax itam ci lépp lu soxal wàllu lànkal doxu ñaxtu yi nga xam ne rek ñu ngi koy nemmeeku fii ci réew bu Sénégal ki nga xam ne nag moom moo ko jiitee di Macky Sall daal na yëy yàbbi ci wàllu woowee tey xam ne rek ne amul benn lànkal boo xamante nii rek lànkal nañ ko askan wi te ñu bëgg amal li nga xam ne moom moo di doxu ñaxtu dañ ko déglu ci micro ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. Très bien que le Sénégal est une démocratie. On le sait. xam ngeen ni xel ni Sénégal réewum démocratie la loolu kenn du ko naatable lépp lu jëm ci wàllu exercice liberté publique yi sartum réew mi daf koo garantir loolu moom kenn du ci werante bu fekkee nag yenn saa yi mu jur gàllankoor ci dem ak dikk wala kaaraange askan wi ki nga xamante ni moom lañ dénk wàll woowu di autorité administrative jaaree ko ci préfet moom mooy xool ndax day may am déet su fekkente ni kon day salfaañe rek lépp loo xamante ni kon kaaraangeek askan wi la mais bu fekkente ni wàllu autorisation la loolu moom règle la tere gi moom mooy exception te liy chiffres yi ñu yor firndeel na ko ci atum 2019 lu toll ci ñeenti junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti ci déclaration de manifestation téeméer ak fukk ak juróom-ñett rek lañ ci tere mu mel ni kon téeméer boo jël ñaar ya lu topp lëf rek lañ fi tere ci troisième trimestre ci atum 2019 it naka noonu ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ak ñeenti déclaration yi
juróom-ñaar fukk ak benn kott la ci autorité administrative kon daal di tere li ci des yëpp dañ koo maye muy lu am solo mais nag bu fekkente ni nit dafa jóg ne day dox njaxtu ca place de l'indépendance wala ca kanam palais ba kooku bëggul jàmm marche moom dañ koy toléré bu fekkente ni kon autorité administrative bi kon saytu na gis njariñ la su fekkente ni autorité bi nangu na ko kon amul benn problème te da ngay gis bu fekkente ni tamit nangu nañ boobee marche police ñoom ñoo koy encadré sapeur pompier yi nekk seen ginnaaw ñi nga xamante ñoom ñooy njaxtu su ko defee ku ci am tolof sax ñu daal di lay dimbali. La police encadre la marche et que les sapeurs soient derrière pour les marcheurs fatigués pour qu'ils bénéficient d'une assistance. ca diwaan bu Tëngéej ca ab lakk bu fa amoon niki démb ca usine Valda Afrique ba nga xam ne rek moom moo fa nekk mu mel ni amul benn doomi aadama boo xamante ni ñàkk na ci bakkenam waaye mel ni ay yàqu-yàqu am na ci boobule lakk-lakk dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Toumani Sissoko Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoo taataan ay kàddoom. mais tàkk-tàkk yi ba muy am dafa nekk dans un local boo xam ne dafa am ay produits yoo xam ne c'est des produits inflammables mais local boobu c'est un local isolé mais nag tàkk-tàkk buy am on voit dañuy gis ay flammes di gis saxaar mais bu dee am na ay produits inflammables da ngay jékki-jékki nga dégg buum saxaar si bëri tiitaange bi yokk nekk na loo xam ne tàmm ñu di ko gis bés bu nekk donc bu ko nit ñi gisee dina am tiitaange dina am jaaxle ñëpp daw di dem di xool lu xew ci biir lu xew boobu ñu xam ne tàkk-tàkk la. mais tàkk-tàkk boobu aussi c'est le lieu et le moment de dire merci aux travailleurs et aux gens qui sont là pompiers ñu avertir leen ñoom ñi ñëw def ci seen liggéey te bañ ko tàmbalee def ci seen liggéey en moins de 30 minutes mun naa ne lakk bi fay nañ ko benn tiitaange lañ doon am ci biir loolu parce que dafa jege ay kër yu nekkoon à côté kër yooyu alhamdulilah yàlla wis na ci ndox bu sedd amul benn lakk-lakk bu am ci kër yooyu donc dañ ci sant suñu borom ci li am parce que en dehors de lakk bi xam nga boo yoree bërëb nga koy jiite di ko diriger da ngay xool da ngay séntu fu sori lépp lu mënta am ci xew-xew mu doon loo xam ne dina gàllankoor sa liggéey di nga fexe wut ay solution pour y remédier. aussi mu mel ni yooyu les usines nag yu ci bëri dañuy jege lool li nga xam ne moom moo di makkaandi mu mel loolee nag du yoon ñi nga xam ne nag ñoom ñooy askan wi tam ñu ngi koy ñaalu ba ci ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu sécurité di Amadou Kanar Diop daal nay addu ci wàllu woowee ñu teewlu Ousseynou Diop ak Habib Seck. jamono ji ñuy nemmeeku ay bërëbu liggéeyukaay di tàkk la say ñuul mooy yu ci bare ci yooyu entreprise dañuy dëkk ak lii di ay kër mu doon lu kéemaane ci kàddu Amadou Kanar Diop expert en sécurité civile li mu mën a jur ci jéeya dafa bare. mooy këru entreprise dëkkuwaay ya fa gën a jege war nañoo nekk ci 800 mètres ak entreprise bi loolu nag ñi ngi koy bayle ba entreprise dëkkuwaay yi ñëw nañ ba dëkk ba sës ci entreprise bi te entreprise yu ci bari à risque la bu ñu jëlee exemple li xew démb Val d'Afrique pastille lañ ko xamaloon muy defar mais léegi mi ngi defar ay produits pharmaceutiques donc ay local bi foofu am na fa éther am na alcool ak yeneen. ci gis-gisam li am mi ngi law ci réew mi ci ay bërëb yu bare. li xew foofu nag xew na ci daanaka entreprise yëpp boo demee jëlee route de Rufisque bi nga gis dépôt mobile oil bi nga xam ne. ay barigo maanaam la naa ko tudde ay tànk yu bari yu ay xam ne ay millions litres carburant ñoo fa nekk dëkkuwaay mu ngi ko sës. expert en sécurité civile bi di araftu nguur gi ci xalaatam lu ni mel buñ ci jógul mën na indi yeneen i jéeya rawatina fi Sénégal jëm di xaar lii di pétrole ak gaz. emprise maanaam fi nit ñi war a toog digganteem ak établissement à risque yi muy entreprise yi. muy pipeline SAR yi maanaam fi carburant bi jógee SAR jëm port muy fil haute tension yi muy gazoduc bi yooyu yëpp règlement bi def nañ ko mais nit ñaa ngi ci dëkk ci foofu. ñu soppeekuwul nag soppi jikko yi soppi xar kanam bi soppi ni ñu war a def bis bu ñu amee pétrole ak gaz duñ ko jëriñoo na mu war a jëriñoo parce que jéey yu mag a mag la ñu indil. ñuy nemmeeku nag saa su ne ay entreprise yoo xamante ni dañuy tàkk ca wet ga ay kër na ca loolee nag ay jéey yu bare mën na ko indi mu ne day nguuru Sénégal ak code de l'environnement bi am na ay charte yoo xamante ni tëral nañ ko mu mel na kon dañ ko respecté wul.
leneen la lu ñuy àddu lu tey lool xelu askan wi ca diwaan bu Maris ñett ci ay makkaan nag la ñu fay daaneel jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu lépp lu soxal wàllu liggéey ba nag di Omar Mbaye di xam ne rek ne kaaraangay askan wi doon na loo xamante ni bàyyi nañ ko xel mu mel ni loole dalul benn yoon xelu askan wi ba tax rek ñuy woote wàllu waaye tam gën a jël bépp matuwaay boo xamante ni dina mën a tax ñu mucc laataak ñuy rek daal di pare loolu la liggéey Fatima Touré ak Modou Diop. ci njàppandalu pelle mécanique 325 bi sax la ñu daal di rek tojee li nga xam ni moo di ñetti immeuble yi nekk ca Mariste RST immeuble yooyu sax juróon fi coow lu bëri ci diggante ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee ak SNHLM tey nag ci place bi ñu fekk fa ay technicien ñu daal di rek sëgg ci liggéey bi waaye nag mu nekk ay liggéey yi nga xam ni indi na ay jafe-jafe yu bëri jëm rek ci wàllu ñi nga xam ni ñoo fay yeewoo. xaw na metti si ñun parce que réellement man dama gis ne y a pas de sécurité parce que dama gis ne avec engin bi ñuy utiliser chaque fois damay laajte est-ce que lii dans les normes moo ko war a daaneel wala leneen moo ko waroon daaneel. man mi dëkk ak ñoom du ma nelaw à chaque fois mun naa ne lii à n'importe quelle heure mun nañu laal benn côté boobu daanu sama kër wala boog sama doom jàll mu daanu ci kawam. ñu ngi koy dund lu métti parce que ça fait une semaine là ñu ngi naan poussière. moom Omar Mbaye sax di rek daal di dalal xel yi ne lépp li nga xam ne mesure sécuritaire la daal nañ koy jël ngir rek daal di protéger li nga xam ne rek moo di population bi. matukaay yi nga xam ne de sécurité jël nañ ko tant ci personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci biir qui sont assurés ak au niveau aux alentours avec ndimbalu gendarmerie. di veiller ci sécurité nit ñi ak di yor circulation bi. biñ ko commencé ba léegi amuñu benn problème zone yi nga xam ne dafa am danger yëpp dañ ko isolé. liggéey bi nag nar a jeex ci diggu weeru février bu ñu sukkandikoo ci cadre responsable travaux yi waaye nag ci jamono ji témbee ñi nga xam ne nag ñoo fay yeewoo ne ñoom am nañu njàqare bu bari jëm ci seen wàllum santé ak yeneen moo tax nag ñoom ñuy ñaan état du Sénégal mu daate xoolaat la ñuy tojee li nga xam ne rek moo di immeuble yi nekk ca Mar. Fatima Touré cant ak ngërëm ñeel na la dañuy addu ci leneen mbokk yi mu soxal wàllu wér-gu-yaram feebar bi di coronavirus nag mu mel ni yéen a ngi koy bëgg miin te mu feeñ foofee nga xam ne rek moom moo di ca réew bu Chine mu mel ni nag limu doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi ci ñàkk seen i ay bakkan di gën di tar ba tax organisation mondiale de la santé daal di amal ab décrété ni ki démb daal di addu ci wàllu tawat boobee mu mel ni nag ci réew bu France daal nañ ci am lu tolloog juróomi cas mais mel ni kenn ci ñoom nag décédé gu ci génn gu ci àddina maanaam fi ci réew bu Sénégal mu mel ni xel mënees na dal ndax amul benn doomu aadama boo xamante ni nemmeeku nañu boobule tawat ci sak yaram. dañu dem ca diwaan bu Tamba mu mel ni nag ki nga xam ne moom moo di professeur Daouda Ndiaye di ki nga xam ne moom moo jiite mouvement social action amaloon na fa ab doxub nemmeeku ba tax rek yenn ci ay dige mu daal di koy def ak askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ci lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi ba ci sax li nga xam ne moom moo di SEMU dañuy teewlu ay kàddoom wala boog reportage bi nga xam ne Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou defal nañu ko si. ci jeexitalu tukkib nemmeeku boo xam ne def na ko ci ñeenti département ci diwaanu Tambacounda muy Bakel Goudiri Koupantoum ak Tamba kii di professeur Daouda Ndiaye njiitalal mouvement social bi ñu naan action daal dina indi ndimbal jagleel ko luy toll ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukki élèves yoo xam ne ñu ngi jàng ci daaray tuutànk yi yemul foofu mu jàppale leen ci wàllum paj mi te duñu fay dara li ñu naan couverture maladie universelle. li tax ma dem Kédougou ma dem Goudiri ma dem Koumpentoum dem Bakel c'est parce que damaa bëgg a saafante ak Sénégalais ñu xam ne ku ci nekk ci ñun da nga war a jël li nga am nga teg ko ci réew mi te bañ cee xool dara loolu rek moo mën a Sénégal dem kanam mais du leneen parce que tey Sénégal moo ñu jàppale woon démb ba ñu nekk tey population yi ak état bi dafa war a jot ñun ñëpp ñu jàppale état bi liggéey suñu liggéey ñu jàppale population bi te xam ne fii kenn mënul yàlla dimbali rek moo ci lu jëm ci wàllu gàntal yi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci wàllum njàng ak njàngale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréelu jàngalekat yi ak nguur gi ñàkk déggoo boobu ak néegi ni si kii di professeur Daouda Ndiaye daanaka moom am na njortu bu rafet ni saafara dina mës a am. donc mënul ñàkk ñu réeroo mais li ma gëm mooy toujours dañ àndandoo bokk ndey bokk bàyyi pour Sénégal jëm kanam ak jàngale bi ak jàng mi
am na problème certes comme feneen mais nañu gëm rek dina am solution. jàpp daal mooy professeur Daouda Ndiaye nekk parrain semaine régionale de l'excellence bi ñu doon amal ci inspection d'académie diwaanu Tambacounda nee na at mi ñu jëm gën jaa tuuti 2,000 élèves dana leen jàppale ci wàllum jumtukaay njàng ak njàngale fourniture scolaire boole leen itam ci wàllum couverture maladie universelle. bu ñu jógee ca Tambacounda ñu dekk wëyal foofee nga xam ne moom moo di ca Ziguinchor jëwri ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu inspecteur d'académie daal nay addu ci lépp lu soxal wàllu lijaasa yi li mu xamle moom moo di war nañ gën a mën a ñoŋal wàllu woowee naka noonu itam muy sàkku rek yenn ci ay centre yoo xamante ni ñu nga ca gox ba ñu daal di leen di jox ay jumtuwaay yoo xamante ni dina mën a tax ñu daal di naal li nga xam ne rek moom moo di seeni ay mbëbët Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoom ñoo teewlu ay kàddoom. wàllu tàggat xale yi muy formation professionnelle bi ma càmbaree tuuti ci mbir mi ci Ziguinchor dama gis ne wàllu accès man macha allah am na lu fi nekk centre yi xaw na bëri atelier itam bëri na mais dama gis ne ñu bëri CAP la ñuy former te nag xale yi nga xam ne dañu am CAP dañu war a jàngaat yokkaat seen xam-xam pour mun a jëm ci ay diplômes yi gën a kawe comme BT comme BTS wala même ay niveau ingénieur lu mun a nekk la mais loolu pour mu mun a nekk centre yi il faut ñu yokkaat seen kattan ci wàllu équipement maanaam il faut ñu dooleel équipement bi parce que pour jàngal xale mu am BTS wala BT dafa laaj ay jumtuwaay ñu ngi ñaanaat suñu kilifa yi muy ministère muy ONFP mu gën ci jàpp centre yu mel ni centre régionaux yi fi nekk ñu dooleel leen pour ñu mun a former ci diplôme yooyu day laaj itam personne ressource maanaam parce que ki jàngale niveau CAP niroowul ak jàngale niveau BTS wala BTS day laaj ay profil de formateur donc personnel yooyu itam ñu ngi ñaan ministère bi mu jàppale ñu ci et centre yi aussi il faut ñu góorgóorlu def li ñuy wax ay plan stratégique maanaam il faut ñu laal ay pexe yoo xamante ne ay nas lay doon pour que ñu wax fii ak juróomi at fii ak ca Foundiougne mu mel ni li nga xam ne moom moo di pont bi ak itam port bi nag dina yees ginnaaw weeru mars ci atum 2021 ñi xam ne lu ni mel nag di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu napp gi ak itam jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu dem beek dikk bi ci ab rek doxu nemmeeku boo xamante ne ni ñu ngi ko doon amal ca diwaan ba li ñu xam ne itam bokk na ci lu ëpp ci liggéey bi jamono yi daal nay noppi Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. visite bi Oumar Youm di ministre bi yor wàllu infrastructure transport terrestre ak itam désenclavement mi ci àndaloon na naataangoom bi nga xam ni moom moo yor wàllu pêche ci gis-gis liggéeyu ko grand pont bu Foundiougne fi mu ne avancé na bu baax a baax mën naa am fii léegi weeru mars atu 2021 ñu commencé koo jëfandikoo. mu nekk pont bu ràññeeku pont bi gën a gudd ci Sénégal muy 1300 mètres de portée nga xam ne wax dëgg yàlla lu am solo la ñu koy defar bu mucc ayib ak xarala bu am solo boo xam ne ñu ngi ko ciy defar pont bi nag ñu ngi ci 50% d'exécution jàpp nañu ne bu continuer ci liggéey bi en principe fii ak mars 2021 dinañ ko réceptionner. pont Foundiougne bi nag ñu ni nag bis bu paree dana jàppale bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci département bu Foundiougne ci dem beeg dikk bi wala sax sénégalais yi nga xam ni ñoom ñooy faral di jaar ci boor boobu. ñëpp xam nañ pont bi njëriñ bu am solo bi muy indi ci circulation des personnes et des biens ci confort bi nga xam ne ci rapidité bi nga xam ne normalement déplacement yi loolu la ñu war a ànd mais ba pare nag aussi Sénégal ak gox yi nga xam ne ñoom la lëngalool mu mel ni Gambie dem beeg dikk bi gën a jàppandal parce que pont bi dina def benn raccourci bu am solo ci trajet Dakar Gambie bi donc loolu def naa lu ñu war a saluer la mais aussi dina permettre désenclaver bu baax a baax zone bi nga xam ne zone insulaire la. laataa loolu nag ñoom ñaari ministres yi visité nañu port Foundiougne bi nga xam ne inauguré nañ ko depuis 2015 waaye ba léegi tàmbaleegul ay activité am ñu ni nag ay quelques réglages techniques rek moom moo ci des mu bokk ci dragage géej gi ak itam tabax ab terminal pétrolier foofee ca port ba mu di nag ay liggéey yoo xam ne daanaka pare nañu. lépp foog naa ni war na yemb aux environs de février 2021 donc damay jàpp ni mars pour caler ko tuuti ak pont bi terminal hydrocarbure bi ak GTI yi ci àndal moom la ñuy liggéey port bi ci boppam aussi am na ay yenn ouvrage yu ñu ci war a en tout cas yokk pour def réception bi incha allah dinañ ko planifier ci lu gàtt wax ni jafe-jafe bi moo doon navire yi mënuñoon yegg si parce que amoon na dragage complémentaire bu ñu ci waroon def parce que tirant d'eau bi mu amoon dafa xawoon tuuti pour que navire yooyu yegg si. port boobee nag bés bu ubbee nag ñu ni dana wàññi xataay gi ci Ndakaaru tey itam ndaw yu bëri mën nañ faa amee liggéey.
Aminata Goudiaby cant ak ngërëm ñeel na la dañuy wax ci leneen lu ëpp 1 million ci ay tonnes ceeb nag daal nañ koy bay fii ci réew bu Sénégal mu mel ni des na tuuti lépp lu soxal wàllu ñàkk ceeb nag dina doon loo xamante ni askan wi dañu koy fàttaliku ki xam ne lu ni mel nag di directeur général bu SAED di Aboubacry Sow ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Diop ak Habib Seck daal nañu taataam ay kàddoom. Suffisance bu ci yàlla àndee jéego yi ñu ciy def. danañ ci àgg c'est vrai am na objectif bi ñu fixé woon objectif boobu peut-être mun nañu wax ne jotuñu ko waaye boo xoolee jéego yi ñuy def jéego yu am solo la bu nekkee Sénégal avant ñuy tëgg programme national d'autosuffisance en riz ñu ngi li ñu doon bay mootul woon sax 450 000 tonnes de paddy tey jii ñuy wax 1 million 200 000 tonnes de paddy bu ñu produire wax dëgg yàlla xam nga ne jéego bu bari def nañ ko te yaakaar naa bu ñu continuer loolu bu ci yàlla àndee danañ ko jot parce que affaire bi d'abord na nekk volonté politique. ba pare ñu def ci ay moyens nit ñi ko war a liggéey ko te yaakaar naa loolu am na ñu ngi ciy liggéey te sénégalais yi gëm nañ ne ceeb bi baax na xam ngeen ko léegi bu ma xoolee sax ceeb bu dijj bi bu ñuy wax le riz entier boobu autosuffisant nañ ci yàgg na li ci Sénégal soxla ñu ngi koy bay fii c'est que nag ñun sénégalais yi suñu problème mooy ceeb bu sew bi moom la ñu gën a bëgg boobu nag dafa fekk ne boo góobee sa ceeb boo koy transformé ceeb bu long bi moom moo gën bëri indi xaalis moo tax 70% yi dafay nekk ceebu long grain 30% yi moom mooy nekk presque ceebu brisure bi loolu moo waral peut-être ñu xaw a yéex donc ci loolu parce que Tànnaaf bokk ci département bu Goudomp jege lool fi nga xam ne moom moo di ca Guinée Bissau mu mel ni askan wa fa yeewoo jamono yi nelawatuñu ba yandoor ndax calte gu bon nga xam ne rek moom moo leen sonal ba tax rek ñuy woote wàllu ak itam kalbun yi nga xam ne ñu ngay doxantu ca gox boobee heure bu nekk ki nga xam ne moom moo di Bakary Konté ak Xaali Jàmme ñooñu si defal jàngat bu yaa. Tànnaaf nekk ville Carrefour nekk frontière ak Guinée Bissau fu mu nekk nii dafa salte loolu bëri lool ay zone critique yoo xamante ne dafa bëri salte sous-préfet bu Simbandi Brassou bu mu amalee ay journée set setal dafa organiser randonnée pédestre pour daal di sensibiliser population yi. bras de fleuve bi moo nekk ci pont bi pont Tànnaaf diggante pont Tànnaaf ak Banger loolu mel na noo xamante ne wax dëgg yàlla rafetul te foofu mooy passage bi nga xamante ne moo gën a ku dugg ci Tànnaaf rek foofu mooy xolu Tànnaaf donc foofu ni mu mel jéggi na dayoo. moom nag mi ñaax communes yi ñi daal di installer ay poubelles fu nekk ci commune bi. di yokk bac à ordures yi pour que population yi boo leen teree pour ñu sotti mbalit benn bërëb ñoom ñi xam fu ñu koy sottee te bu ñu ko sottee foofu aussi place boo xamante ne ay bac à ordures bu ñu ko sottee ba pare aussi ñu am système de ramassage boo xam ne moom mooy tax aussi lépp lu ñuy def aussi dana mun a continuer dana mun a wéy. occupation anarchique espace public nekk loo xamante ne jaaxal na trop sous-préfet bi. cas yi nga xamante ne tegawul ci yoon danañu recenser ñooñu wax ak ñoom jox leen ay sommation pour que ñoom ñu seet naka la ñuy def ba jógee fa autrement dit alors force restera à la loi la ñu war a def ci wàllu yoon danañ ko def pour ñu dégager ñooñu ñëpp et là on n'a pas de sentiment par rapport à ça. ay xaj yoo xamante ne dañuy taxawaalu ba pare yoru feebar loolu nag nekk na loo xamante bëri na lool fii ci diwaanu Tànnaaf. loolu danger la te il faudrait pas que ñu xaar ba ñu ne xaj def na fi dégâts xaj mat na nit wala xaj mu ngi lekk béy yeeg yooyu pour ñu doog cee jóg. autorité locale yi di ne ñoom nag dinañ def suivi pour xeex lépp loo xamante nekk na salte. ci lay profité ma ñaan maire yi ñoom tamit ñu góorgóorlu pour ñu mettre en place lu ñuy tudd les bacs à ordures pour que ordures lu ñuy ramasser def si bac yi mën a évacuer n'est-ce pas si dépositoire. jël nañ suñu engagement jël nañ benn tracteur ak benn wagon léegi ku war a remplacer tracteur yi et charrette yi. après Tànnaaf Ousmane Sané sous-préfet bu Simbandi Brassou dina wëyal xeex bi loolu nag pour que goxam mun a gagner grand prix bu chef de l'État. mbokk yi ni ki tey jii nag dinañ amal levée du corps bu professeur économie bi di Oumar Ba nekkoon ab jàngalekat foofee nga xam ne moom moo di ca FASEG ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñetti waxtu bu jotee nañ amal levée du corps bi ca jàkka bu Sacré-Cœur 3 nekk ca ginnaaw fi nga xam ne rek moom moo di siège bu bokk gis-gis daañu ko denc itam foofee nga xam ne moom moo di ca sëkk yu Yoff ñuy ñaan suuf daal di woyof ci kawam.
dañuy addu ci lépp lu soxal wàllu tàggat yaram mbokk yi juróom-ñeenteelu bés bi nga xam ne daal nañ koy jagleel Ligue 1 li nga xam ne nag moom moo di match bi dina dox ci diggante Teungueth FC ak itam Jaraaf mu mel ni bile match nag dina doon loo xamante ni lu metti lay doon ndax xarañteef ñaari équipe yi Cheikh Sadibou Diarra ci jàngat bi yaa doon jongante diggante leader Ligue 1 bu nërmeeloogul at ki nekk ci juróom-ñaareelu place bi di dox itam diggante Malick Daf ak Youssoufa Dabo ñaari sélectionneur Jaraaf Teungueth FC bi ci juróom-ñetteelu bésu championnat bi samedi bi narul yomb ci benn équipe. ku xam Jaraaf xam ne ay ambition mooy jël coupe du championnat bi donc mi ngi ñëw ndànk-ndànk malgré que depuis saison bi ñu commencé ba léegi Jaraaf tey mu gagné suba di gagné benn yoon la aligné ñaari victoire muy 4e ak 5e journée bi contre Casa à Gorée. donc man gis naa ne war nañ mën a stoppé série bu Teungueth FC Teungueth FC aussi tamit mën na poursuivre lancem parce que ku xam Teungueth FC ren ak ni mu commencé championnat bi équipe bi mu yor war na mën a gagné ku nekk. Teungueth FC bi amagul benn défaite mbaa dina wéyal ndamam yi toll ci juróom yu tegloo loolu nag moo di solos jongante bi seen diggante ak adversaire bu mag bi di Jaraaf. Jaraaf actuellement boo gisee ci journée bi ñu génn Jaraaf problème bi mu amoon ci bi championnat bi commencé ba léegi. au niveau de l'attaque surtout que Jaraaf bi ñu commencé ba ku ne xam ne amul buteur un vrai buteur gis nañ nag journée bi ñu génn ku mel ni xale bu mel ni Amirou Kanté nga xam ne ràññe woon nañ ko trop ci équipe junior yi ñëw dugal doublé man xalaat naa ne kooku mooy attaquant bi nga xamante ni nii. gis naa ne mën na def dara Jaraaf. choc bii di dox diggante Jaraaf ak Teungueth FC samedi la bu ñeenti waxtu tegee fanweeri simili ca stade Amadou Barry. Cheikh Sadibou Diarra cant ak ngërëm ñaanal la ñuy ubbi beneen ponk bu ñeel xibaar yi lee di li ci yéenekaay yi ñu ànd ci ak El Hadji Assane Gueye. observateur xëyee rey yi reyin yu ñaaw yi nga xamante ni jaar na fi at yi ci ginnaaw ci réew mi ca ba tey des ci xel yi toll ci fukk ak benn yoo xamante ni yéenekaay bi xëy na lim ko bokk na ci Yacine Sané mi agresseur yi foqarti woon téléphone portable am ca Sicap Mbao cib kaar muy xëccoog ñoom ba waddee ca faatu ca Malika Montagne xale bi ñett at Jeanne Mendy ñu faat laqab néewam ci suufab camion ci Wakaam Ami Diouf mi nu fekkoon néewam ca marché salañ ca Afé Jolof ci soxna si nga xamante ni mooy Jila Ba mi lànkoon dellu ci néegab sëyam borom kër ga faat ko ne mes fu ci mel nit ci géewul ak pompis ak vigile boo xamante ni dañ leen faa fekkoon songu rendi police jàpp ci juróom-ñaar ginnaaw sit ñu baleen colonel Alioune Ndiaye ancien directeur relations publiques bu police bu Sénégal ci observateur ba tey ne police bu Sénégal jàmbaar lañu ndax ci fukki ñaawteef di mbir yoo xamante ni xayma nanu ko fi juróom-ñaaree leeral nanu ko donte dana ca am enquête yu leen di tën ak léeg-léeg ndax am mën a jumtukaay yi mag yi am feneen yu ci mel ni vidéo surveillance ci ruqi koñ yu ne ay radar fichier ADN laboratoire yu mag ak scientifique yu mag ak yeneen bokk na ci jafe-jafe police bi mu ne askan wudul coopéré di liggéey door ak ñoom góor gi daaw di Diouf moom di bàyyi soxna Ami Diouf mi nu boomoon ca Wakaam ci yéene kaay bi ne boobaak léegi sax juróom-ñetti weer a ngi gisuñu déggunu enquête kat yi te nag njaboot gaa ngi ci jafe-jafe yaay Ami Diouf rawatina ndax Ami moomee nekkoon taawam doon ko jàppale ginnaaw buy daan dooleem fii ci Ndakaaru doon ko jàppale ca dëkk ba njaboot gi boobaak léegi ci tolof-tolof enquête kat yeneen di ñu yore wàllum coowal drogue bi ca pooram Ndakaaru war a leeral la fa xewoon ndax nag douane bi ñu ngi naan ñooy ñi feeñal ñoo yem ca drogue buñ fa jàppee ci bato bi di Grande Nigeria équipage bato bi ne déet ñooma armateur bee ko leeral te mu ne seeni avocat jokkoo nañ ci ak directeur général douane bu Sénégal ngir nag libération Guy Marius Sagna ñoo lànk fas yéene jógaat ngoon ci dox boo xamante ni préfet nangul na leen ko les échos ne léegi ñoo ca des ngir indi fa mbooloo loole mooy défi bi ci gis-gisu yéenekaay bi caat bu yaana maar di woo moom ñëpp ci dox boobee ngir mu ne ñu génne Guy Marius Sagna ci kaso bi laata ñuy amati ci réew mi beneen Blondin Diop laas waneb nataalub mbooloo mu takku ba fa sànni mbatt mu takk yéene kaay bi ne ñoo lànk noonee la bëgg ngoon dox bi demee ko ni coowal Guy Marius Sagna nag xalaat bi nga xamante ni moom la ci président Macky Sall am ca nu jàngi ko tey ji ci yéene kaay bi di waa Grand Place mooy ne mu ne jóg di dox ci kanamu palais du dox bu jàmm tax a jóg maanaam marcher devant le palais n'est pas pacifique Sud Quotidien lu jëm ci dox bi ne bi yoon ñoo lànk danoo toxal yëf ya xàll wi di Cheikh Anta Diop la nu koy defee Sénégal nag naam président Sall gis na ne jéego yu bari def na ko ci kayam ci fànn yu bari it natt ga ko mayeb defal
waaye jumtukaayu natt la jëm ciw yorin ciy naataangoy Afrique di ko def la nu gis mooy naam ay jéego ngi fi waaye ak defaru ak góorgóorlu feneen ci mbir yeneen du ñàkk it moo waral président ci Le Soleil xamle ne beneen yoon ci nattuk lii di doing business Sénégal fa muy yóotu mooy bokk ci top 100 yi Sénégal kenn ci doomam dem si yàlla Amath Dansokho ñu ko doon sargal démb ca Paris enquête ne waa parti communiste ba ca France def lu ni mel ci sargal gi di hommage bi njiit la monsieur Roussel ne jaar-jaari Amath Dansokho valeur yi mu amoon di jikko yu rafet loolu lépp daa bokk ci li doon niitukaay ci ñoom ci seenaw dundin di jee awa di moom ba tey ak enquête yéenekaay ci gàttal ne Amath Dansokho dafa adorable woon ku soppul woon Laurent Gbagbo jiite woon moom réew Côte d'Ivoire di fàttali ne su Abdoulaye Wade masa bëgg sax doxale lu safaanoog la ñu waxante woon Amath Dansokho daawul hésité ci dogo rompre ak moom wàllu politique Vox Populi xëy ci kuréel gi nga xamante ne mooy coalition Macky 2012 mi fett nepp nen ba toj ci biiram yéenekaay bi di fexe xam lu waral nag tasaaroo gi bokk na ci ñu ne leader bu leen soofantal ay xëccoo di wujje seen biir ba ni këf ki gëmmee nepp surne la tribune ne jamono yi kay c'est la guerre totale maître Moussa Diop suspendre nanu ko Mohamed Moustapha Diagne ñu fal ko coordonnateur dañu jeexale lamb jéeg Modou Lo mi ñibbisi ginnaaw ak nekk gu mu nekkoon ci États-Unis sunu lamb ne dina nag léegi signé contrat bi Willy Nicolai jot na licence promoteur am ak Modou Lo yëpp yeesalaat renouveler seeni licence waaye jàkkaarloo bi moom bu 4 février bi moom la ñu toxal ba beneen. jërëjëf El Hadji Assane Gueye cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi itam nag noonu booba ak léegi ngeen toogoon di taaxirlu xibaar yi ci kàllaamay Kocc rédaction bi di leen jox dig daje daañ fi teewaat bu 19h30 jotee firi fàcce faram fàcce xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h ci kàllaamay nasaraan lu mooy loolee itam dañ leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.